internationale. Internautes yi safoo seneinfo.net ak seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen defal tënkub xibaaru tey jeudi di 15 octobre 2020 dañ koy tàmbalee ak xibaaru biir réew mi. président Macky Sall ñu ngi koy xaarandi fële ca Nigéria mu war fa amal kon ab visite d'amitié et de travail muy tukkib xarito ak tukkib liggéey boo xam ne kon dina ko amal foofu la ca Nigéria. bésub tey bi jeudi jàpp vendredi 16 octobre loolu nag ki ko xamle moom mooy porte parole bu gouvernement bi di Ndeye Tické Ndiaye Diop. démb nag gannaaw bi nga xamee ne mu ngi présider lii di conseil des ministres président Macky Sall nag dafa wax waa gouvernement bi daal fi mu nekk ne daal nañu tere bépp occupation boo xam ne kon muy ay occupation yoo xam ne population yi dañ koy def ci ay zone non constructible bu région bu Dakar moom nag kon jox na ndigal ministre yi nga xam ne moom la mbir mi concerné ñu liggéey daal lëkkaloo ak gouverneur bu Dakar ngir daal ñu tere bépp occupation boo xam ne ñu ngi koy amal ci zone yooyu ñuy wax zone non aedificandi te it xam leen sax nee na nañu libérer immédiatement li nga xam ne moom moo wër lii di marigot bu mbaaw kon dexu mbaaw bi nee na lépp lu ko wër daal te ñu occupé ko nañ ko dakkal. gannaaw bi nga xam ne nag Tivaouane ñoom wax nañ ne duñu célébrer mawlud bi muy gàmm gi ren comme ni ñu ko daan amalee beneen këru diine te muy kër Serigne Adi Diop te ñu nekk fële ca Louga ñoom it xamle nañ ne daal ñoom kon duñu amal benn manifestation ren. ngir célébrer kon lii di gàmmu gi ñoom nag ñu ngi ko xamle démb gannaaw bi nga xam ne ñu ngi def ab conférence de presse seen porte parole El Hadji Aline Diop nag moo def déclaration bi nee na daal ren kon gannaaw bi nga xamee ne mbasub coronavirus bi moom waral na daal lu bëri ñu dakkal ko nee na ñoom it kon dañuy dakkal lii di gàmmu gi kon duñ ko amal ren comme ni ñu ko daan amalee benn manifestation du fa am kon ñoom it dañoo def ni daal kon nit waawoon def daal kon lañ fas yéenee def. waa États-Unis nag dañoo jagleel ndimbal bu am solo bu toll ci 56 millions de francs CFA kon moom lañ jagleel Sénégal ngir activités yi nga xam ne kon nguurub Sénégal mu ngi koy def gannaaw bi nga xamee ne kon lii di mbënd mi jaaroon na fi fan yéeni weesu ba def fi sax ay yàq yu bëri loolu nag ñu ngi ko amal à travers bureau d'assistance humanitaire de l'agence des États-Unis pour le développement international muy USAID ci seen programme boobu daal lañ débloqué kon lu toll ci 56 millions de francs CFA ngir jàppale ko Sénégal ci activités yoo xam ne kon mu ngi koy mëne gannaaw bi nga xamee ne kon mbënd mi jaar na fi def fi ay yàqu-yàqu yu bëree bëri. actualité africaine nag li ci gën a fees moom mooy commémoration bu 33e année bu assassinat capitaine Isidore Noël Thomas Sankara ñu gën ko xam ci Thomas Sankara xam ngeen le 15 octobre 1987 kon lañ ko assassiné woon mu nekkoon jeune ba pare doon jiite jeune république bu Burkina Faso mu koy jiite ci lañ ko assassiné woon kon. léegi nag ci cadre commémoration yooyu nag dina am ab film boo xam ne dinañ ko projeté foofu la ca Ouagadougou ci mémorial ba sax mémorial Thomas Sankara ba lañ koy projeté muy ab documentaire boo xam ne mu ngi tudd les orphelins de Sankara te ki ko amal di Géraldine Berger ñu fàttali rek ne film boobu kon jot nañ ko projeté ci ay festival yu bëri te sax kon waaw jot nañ ko projeté ci ay festival yu bëree bëri lu si mel ni sax festivalu FESPACO nga xam ne primé nañ ko fa sax en 2019 film bi nag day ñëwaat ci histoire 600 enfants yoo xam ne kon ay enfants défavorisés la yoo xam ne kii di Thomas Sankara daf leen yóbbu woon fële ca Kiba ngir ñu jàngi daal pour mën a ñibbisi kon ngir servir pays seen dëkk boobu di Burkina Faso. fii ci Sénégal nag mouvement activiste bi ñuy wax France dégage ñoom nag ab semaine lëmb leen jël ay bés boo xam ne daal kon dañ koo jagleel kii di Thomas Sankara activité yi sax dina démarrer ba sub tey bii jeudi fële ca UCAD ak benn distribution de flyers ak ab déclaration boo xam ne kon dinañ ko fa def. xibaaru Afrique nag li ca gën a fës bokk na ca fële ca Mali nga xam ne dañoo décréter benn deuil national muy ab dëj boo xam ne kon dëj national boo xam ne kon dañ ko amal gannaaw bi nga xamee ne kon ab attaque dafa amoon. benn poste de sécurité ci centre foofu lay ke centre ba sax am ay militaires yu bëri yu si ñàkk seen bakkan ak civil tamit wante tam dañoo nemmeeku ne daal attaque terroriste yi dafa wéy di am foofu donte sax lu yàggul dara kon libéré nañ fa ay prisonniers yoo xam ne dañoo jàpp ne ay jihadistes lañ loolu nag dafay jaaxal bu baax a baax famille ñi nga xam ne kon ñoom la seeni ñooñ loru ci attaque jihadistes yooyu la. ci international nag président français di Emmanuel Macron moom nag dafa annoncé ne daal dina instauré waat li ñuy wax couvre-feu
en région Île-de-France ak 8 métropoles yoo xam ne foofu la ca France la lu si mel ni Grenoble, Lyon, Aix, Rouen, Montpellier, Saint-Étienne, Toulouse. coup d'état ngeen jéggal ma couvre-feu boobu nag kon dinañ ko amal ci samedi bi lay tàmbali war a commencer 21h di jeex 6h. restaurant yeeg théâtre yeeg cinéma yi kon dinañ tëj à partir de 21h. moom nag président bi nee na donte nekk na mesure boo xam ne sax bu métti la waaye moom nee na xam na daal li muy def mesuré na daal kon li tax mu jël yooyu la dogal. fële ca Thaïlande nag gannaaw bi nga xamee ne kon ay étudiants ñoo fa doon manifester démb tey nag kon gouvernement bi dafa xëy décréter ab état d'urgence foofu la ca Bangkok pour daal nee na dafa bëgg a préserver lii ñu naan pour maintenir kon premier ministre ba nee na bu ñu jëlee dogal boobu nag mooy pour maintenir ordre et la paix nee na lañ bëgg a maintenir foofu la ca dëkk ba rassemblement yi nag fi mu nekk nii nag tere nañ fa bépp rassemblement boo xam ne bépp dajaloo boo xam ne daal day mot juróomi nit aaye nañ ko fa te it aaye nañ tam lii di médias yi journalistes yi ñu joxe daal bépp information boo xam ne kon mën na daal yëngal réew ma. dañ ko jeexale ak sport ak lii di Croatie yi nga xam ne kon démb daal dafa perdre devant la France 2-1 ci ab kon muy match boo xam ne moo nekkoon 4e journée Ligue des Nations. ñoom nag ñii di waa Croatie dellu bi seen joueur bu vedette dellu si Luka Modric terewul kon ñàkk nañ match boobu ci kanamu France. li leen tey ci ay xibaar li defar seen teewlu leen jox dig daje ëllëg jaa ngeen jëf. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.